asalaamaaleykum sénégalais yu góor yi yu jigéen yi yu ndaw yi yu mag yi foo ngeen tollu ci xarnu bii jëmm ji di Khadim Gueye xam nga lu mu leen di def du leen jox bii nee naa leen du tànka bii laa leen di jox ku bëgg jëlal ku bañ yaa xam safuma de waaw. coronavirus bi mi ngi jaaxal àdduna Italie gii ma nekk deuxième vague bi ñëw na fi discussion yi nee naa leen ka ne ca opposition ba ak ka ne ca pouvoir ba mënuñoo yem ña ne ca opposition ba dañuy profito pour dal ci kaw ki nga xam ne si moo yor réew moom moo am pouvoir bi nga xam mooy décider lan moo am ci réew. tey moom damay def live boo xam ne dinaa leen jaxaseel xoolal mburu soos ceeb lépp du live boo xam ne dama koy def nii pour am benn sujet boo xam ne ci laa war a wax déedéet en général lu ñëw sama bopp rek dinaa leen ko externel quoi di doomu aadama di sénégalais comme yéen di xalaat comme ni ngeen di xalaatee ok léeg-léeg di jéem a dugg seen bopp yi voilà jaarale ko sama bopp bi di wax bu may wax day mel ne am na ñoo xam ne peut-être maa ngi leen di waxal parce que sama wax am na ñoo xam daañu gis seen bopp am ñoo xam du ñuy gis kooku moom c'est tellement normal lu naturel la parce que suñu borom dong moom moo am benn kàddu boo xam ne moom rek mooy wax loolu mooy lay am voilà sinon kenn ku ci nekk ngën ji mbindeef di suñu ab yonent am na ñoo xam ne gëmuñu ko diine jëm gën am na ñoo xam ne gëmuñu diine jooju donc man maay kan ba lu ma wax rek dafa war a nekk téere déedéet man je ne prétends pas ça moo tax ñenn ñuy def yenn commentaires yi moo leen di bloquer affaire yooyu parce que man mën nga wax ak man sax bañ a ànd ak man ci lu mu wax ma d'accord mais def ko ci yar ak ay teggin loo tax man la chaîne bii di Khadim Gueye TV képp koo xam ne bëgg nga di ko gis di lan mooy sama xalaat ak loolu sama xalaat da nga war a am patience toog Khadim kat li mu wax moom d'accorduma ci am na noo xam ne danga ma koy waxee sax sa commentaire bi naa bàyyi mu jàll waaw waaye dama bëgg a xamal ñiy jaay ay reewande ñëw defe ne ñoom chaîne bu nekk war nañ mën a ñëw wax fa lu la neex saaga la wala ñu saaga ka ngay waxal def lu leen neex non fii du fi jàll donc yow mii di déglu bala ngay jël sa téléphone boobu naan da ngay bind ay commentaire xalaat ko parce que kenn du ko gis man maa koy gis te bloqué laay def aw ma ak yow wax am na ñoo xam man je perds pas mon temps toog fi di leen tontu affaire tontonte yooyu moo tax man j'ai renoncé à faire mes live sur Facebook parce que foofu da ngay toog di wax le temps que ngay wax am ñoo xam ñu ngi lay bindal yéen a ngi déglu dem leen xool ñiy live ci Facebook da ngay gis ne dew yow danaa def noonu sa ndey negal ma bloqué la génne la demal ca xaj non man dunduma yooyu j'ai pas votre temps man ñiy yor xel di xalaat laa mën a waxal ñoo xam ne ànd nañ fa ma far ànd ñu fa sax mais am nañ yar ak teggin goo xam ne daañ la wax bu rafet boo xam ne yow di nga am sax kersa pour di éliminer ñoom seen commentaire boobu te ñeneen ñet di commenter daañ ko lire daañ xam ne kii kat vraiment àndul la Khadim sax fa mu ànd mais am na yar ak teggin boo xam ne vraiment mën na ma changer la sax idée loolu moom mooy ku am xel waaw waaye ku yaakaar da nga ñëw fii yow defal noonu sa maam defal noonu sa ndey na Sonko lii wala diw nangam parce que wax nga loo xam ne arrangé wu leen non man kooku yow yaa ngi koy def sa jot laa amul àdduna du yàgg ba nga dégg benn parole ma naan damay jël sama benn seconde sama àdduna bii naan dama lay tontu xam nga lu ma lay def bloqué la signaler sa maam ni ma koy waxee très simple lu may wax bu la arrangé nga déglu ko bu la arrangé wul nga am noo def demal nga seetaan ñay wax loola neex ca Sonko la neex ca IDEC la neex ca keneen ku mën a doon man je me suis déclaré man nekkuma di nëbbatu wala may laqatu damay ñëw teg sama kanam gi ñaaw bu may ñaaw ma jàkkaarloog yow wax la li ma lay wax voilà lii sama xalaat ngay sénégalais may sénégalais nga ànd ak man nga bañ a ànd ak man sa droit sa devoir la
ma amul benn loi wala benn pouvoir boo mën a am mën a ñëw sama chaîne bii di ma wax lu ma naxari wala sama followers waxuma la man waaye ku may seetaan sopp ma ànd ak man nga ñëw di ko manquer de respect du ma la ko permettre kooku dafa war a leer donc dooma déggee lii ma lay wax nga nangu ko wa ilaa nga noppi ne muut parce que mën naa def ëllëg vidéo boo xam dana la arranger nga dégg ko mu arranger la nga am muñ googu waaye boo yaakaar yow am nga pouvoir ñëw sama chaîne sama kër fekk ba sama kër naan danga may saaga wala dangay saaga sama gan gu ma am sama kër yaa ngay juum yow yaay kay xam ne dangay dégager wu par force amuma lu ma lay tontu ñee du ma leen may sax ñu koy déglu ba di la tontu parce que ay discussions yooyu soxlawuma ko ok am na ñoo xam ne Ousmane Sonko lañ àndal am ñoo xam ne Idi lañ àndal am ñoo xam ne Ablaye Wade lañ àndal mais am nañ yar boo xam ne man mii sax léegi dañ may def en difficulté parce que daañu wax bu rafet boo xam ne da nga xam ne man mii dinaa xam ne kat ñoom côté bee lañ féete looloo tax man léeg-léeg sax lu ma waroon mer war ko dégager ci yenn responsable politique yi du ma ko def parce que dafa am seen ay nit yoo xam ne am nañ yar am respect boo xam ne jox nañ ma ko ba tax ma am léeg-léeg may modérer samay parole waaw saaga nag bokkul samay mbir ba ngeen ma xamee fii ba tey mosu leen dégg ma saaga wax lu ñaaw déedéet non mais critique nag fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi di commencé ci man te du mujj ci man donc ku ci bëgg a am Khadim mii nga am ak moom rapport boobu àndal ak Ousmane Sonko àndal ak Idrissa Seck àndal ak Gakou àndal ak capitaine Dièye qui tu veux kooku sa droit la Khadim ni mu amee droit ne Macky Sall àndal man je suis avec Macky Sall wax naa leen ne man duma APR li waa APR di bañ a dégg man awma carte APR bu ma doon adhéré foofu damay dem ma jënd carte ba awma ko te loolu dinaa ci ñëw bu ci kanam parce que dégg naa ay élément wu Ousmane Sonko lan lañ wax ci waa Pastef ñoo xam ne si Pastef jabalu leen parce que ñoom ñi ngi ci télévision yi Diomaye mu ngi ci télé yi Sonko mu ngi def ay live am di wax mais dégguma ci ñi nga xam ñoo compté ca fa nga xam mooy Pastef ñu ne dem leen ngeen jaayal ma sama carte yi dem leen ngeen jaay ma nii ngeen jaay ma naa lu ma ci dégg lu dul ay ñoom maam seen tur ak sant laa leen wax ak ay Akhenaton nekk ca France gay di wuyoo di mbubboo ay Ousmane Sonko di laaj ay xaalis ay doomu aadama ay sàcc yoo xam tekkiwuñ dara yoruñu tus lu dul di mbubboo ñooñu kooku waa Pastef ñoo ko war a gérer seen bopp voilà tey jii déggaat naa ci yu bees ñu ne ca Amérique naan ñoom ñooy jaay carte yeeg dañuy wut 5 millions de cartes yuy jaay à 1000 francs donc Macky Sall dina daw ca pouvoir ba avant ñu fay àgg ci élection kooku ay fen la parce que nit ki bu lay wax da ngay tam xam ne ñiy wax ak nit ñi waruñoo jàpp ne ñëpp ay ignorant lañ quoi voilà am nga droit nga jaayal Ousmane Sonko wala nga jaayal Idi wala nga jaayal Macky lépp lu la neex ci ay cartes ci parti ba mu yor waaw waaye ñëw naan danaa am nombre bi ça veut dire que ne le pouvoir Macky Sall 5 ans yi dana daw avant kooku la koy wax xamal ne ko da ngay kàcc da ngay fen Macky Sall lan moo ko jël mën a jëlee ca palais be mooy élection la koy may nga jële mooy nga dem wax ak population bi du ay membre yoo xam ne ay membre Facebook lañ bu doon Facebook rek ak coow lu bari Ousmane Sonko da doon gagné à 98%. mais élection yi passé démontré nañ que ne ñii ne fii di yuuxoog di mbëw ak di saaga nit ñeeg ku ne Sonko ñu saaga la bala ngay àggale sax ñu saaga la xamal nañ ne ñi ngi yàqal Ousmane Sonko bu dee Ousmane Sonko loolu nag xamagu ko àdduna ngi suñ kanam xale la ñu jiitu ko fi politicien yee am formation politique du benn waay mooy jóge fële rek ñëw man maay Thomas Sankara wu Sénégal xam nga dem leen ci réseaux sociaux yi ku ma tudd ngeen saaga ko ku ne nangam bu kenn wax parce que amoo droit di wax ci Ousmane Sonko lu naasul man bu ma bëggoon ay followers yu dul jeex xam nga lu may ñëw mais Ousmane Sonko moo ko yor mais Ousmane Sonko moo fi nekk nangam golo yépp ñëw sama live yépp fees ko 10 000 personnes toog di ma seetaan j'ai pas besoin de ça lu ma soxla mooy wax leen dëgg bi mu neex ak mu naxari wala kay ku ànd ak Ousmane Sonko aussi booy def live da nga war a ñëw nga live wax programme Ousmane Sonko
pas Ousmane Sonko moo fi nekk Ousmane Sonko moo ko yor Ousmane Sonko mooy le futur déedéet expliquez-moi pourquoi il est le futur ban programme la am lu dul ay philosophie la am mais philosophie man mi yor naa ko yow mii ko seetaan di ànd ak moom yor nga ko pourquoi yow ñëwoon ñu yóbbu la ca palais ba man awma ambition dem ca palais ba parce que xam naa ne la war formation politique ba pour ma dem fa awma ko donc képp ku taxaw fii naan la ay moo ko yor ak nangam déet ñëw leen ci ay argument toog fii nit ne Sonko lii Sonko laa nga saaga ndayam saaga maamam saaga baayam yóbbuwul Ousmane Sonko ca palais be toog fi naan 5 millions de cartes la ñuy jaay boo koy jaay sa 5 millions yi am na 10 millions yoo xam ne ña nga fee nekkuñu ci Facebook nekkuñu def ay live nekkuñu ci ay groupe mais la leen Macky Sall defal ci seen dëkk yooyu dem di leen nemmeeku ñooñu bis bu vote jotee ñoom ñooy dem ñu dugal carte ba parce que 5 millions yi mën nañ lay jëlal carte Ousmane Sonko de kooku xëy na 4 millions yooyu ma dégg ndaw si naan moom dañ ko am moom la ñuy wutal Ousmane Sonko ngeen di enrichir mais bu élection jotee ñooñu ak seen carte yi seen poche lañ koy dugal yoruñu carte électeur duñ dem sax vote ji même buñ ko amee ils n'ont pas le temps mais li leen neex mooy ñëw ne Sonko moo fi nekk waaw mais ñeneen ñoo war a voter Sonko du ñoom de loolu na ngeen ci étudier waaw ñi toog fii nga xam ne ku fi tudd Ousmane Sonko réellement man am na ñu ma ci xam ñoo xam ne si comme nu may ñafele Macky Sall dama gis ñoom tamit ñu am même décision bi ci Ousmane Sonko di ko reyanteel bu doon waa Pastef mu nekkoon ñoom ñooñu lay jàppale mais ñooñu nga teg leen fa ba ñeneen ñoo xam tekkiwuñ dara kenn xamu leen compte ñu dara ñoom ñooy ñëw ci ñoo xam dañuy ñëw di défendre Ousmane Sonko ñu xam leen ci réseaux sociaux yi ñooñu dañuy ñëw posé wu ci ñoom pour que ñu jël ay link ak yu kenn xamul pour jaarale ko foofu pour ñu mën leen jëlal seen carte yooyu xam nga ne kooku waa Pastef bu doon ñoom ñoo leen délégué réellement nañ dem ci direct intéressé bi man waa APR dama leen jox exemple bu fekkoon dañu bëgg a jaay carte APR lu gënoon gaaw ci ñu jaar ci Khadim Gueye boo xam ne gis nañ lépp loo xam ne si mu ngi koy def président Macky Sall di ko def mu ñëw di leen ko won du sax ay wax da leen tegal ay preuve man xam ngeen ne ci ay preuve mister preuve laa tudd man duma leen waxal lu ma tegul ay preuve xanaa tey li gënoon gaaw lu tax waa APR dañ may sote man ñu dem ci ku tekkiwul dara ku kenn xamul ca Amérique wala ca Paris ay gars yoo xam ñi ngi organiser seen ay organisation di sàcc yoo xam ne kenn xamu ko ñu ñëw sote ma man maay jël sama ay link seen ay link di ko jaarale fii lu tax waa Pastef bu dee ñoom ñoo la délégué lu tax man mii nga xam ne fu ñu leen laale man maay génn rey sama bopp teg sama bakkan bi ñu sote ma ñëw di jaar ci yow demal nañ jaar ci yow bu dee yow lañ yaakaar na nga def wut noo leen jafale promotion yow waaw mais man du kenn ku jóge APR koo xam ne xamuñu ko lu ma daj ci Macky Sall daju ko man maay ñëw di jox promotion kooku waa Pastef ñoo xam nuñ koy dunde man loolu laa dégg ci réseaux sociaux yi loolu laa gis mais amul benn logique waaw man mi représenté parti boobu ne man maa koy défendre képp fuñ ko laale man la ñuy woo man maay ñëw di yuuxu man la ñuy saaga sama yaay ak sama baay ak sama ndey ak lépp ba pare ñee nga xam ne kenn xamu leen man maay ñëw di def promotion pour ñu jaay ay carte Pastef je me rends ok kooku benn la woon ñu dellusiwaat ne naa la tey moom live mix laay def quoi lu sama xel ñëw rek laay wax naa leen ci semaine bi li nga xam ne si mooy décret bi nga xam ne jël nañ ko Sénégal mu valable ci diaspora bi yëpp Sénégal finalement jël nañ décision boo xam ne gis nañ plus de 90 cas importés di jóge ci diaspora bi di wàcc Sénégal ay nit yoo xam ils sont irresponsables amuñu benn jéemuñu am benn responsabilité bu dul di sauvegarder seen 40 000 yu ñu war a fay iñaane nañ ko état Sénégal te dama leen di xamal ne Sénégal tey jii bu yàlla defoon cas yi bare fa ñu xool coronavirus bi di dévaster Sénégal kan la ñuy attaqué Sonko Idi Gako capitaine Dièye ou qui que ce soit non pour man
Macky Sall la ñuy attaqué tey le président de la République jël benn décision ak gouvernement ne ah lii laa imposé parce que bu dee yow miy jóge France yow miy jóge Italie yow miy jóge Espagne yow miy jóge Amérique yow miy jóge Hollande yow miy jóge fu la neex yor nga rek billet boo xam ne ak passeport boo xam ne Sénégal lañ ci biir République du Sénégal nga defe ne yow réew yooyu nga xam ne ñi ngi wut nan la ñuy génne ñoom ci coronavirus bi nga gis cas yi ñi ngi dem réew boo ci digg am na ay couvre-feu yoo xam ne yàlla dimbali leen ba Sénégal goo ngeen nekk couvre-feu amatu fa dindi nañ ko actuellement lan moo tax ngeen bëgg a yóbbu président Macky Sall mu dem ba di leen tegaat couvre-feu comme nit ñu koy def fii ci Italie di ko def ci Espagne gee di ko def ci France di ko def ci Hollande di ko def ci Angleterre di ko def ci fépp foo xam ne si mi ngi ci le reste du monde kooku amul lenn lu ñu koy laaj loolu damay ñëw ci aéroport bi naan damay jéngu affaire bi parce que bëgguma fay lii bëgguma fay laa Macky Sall ak étam lan la décidé ne la dañ la waxoon le 1er novembre xëy na boobu ñu ngi leen doon yaatalal mbir mi mais est-ce que yow mooy xool mun nga concevoir que ne yow sa réew mu nga xam ne da nga ne moom nga bëgg yow patriote nga gannaaw yéen defe ngeen ne waa Pastef rek ñoom ñooy patriote yi quoi ñun ay imbécile lañ ñun duñ dara parce que ñun waa Macky Sall lañ ñii waa Idi lañ ñii ñeneen la ñun on est des imbéciles yoo xam ne on est duñu ay sénégalais amuñu benn sensibilité quoi amuñu fa jabar yoruñu fay yaay yoruñu fay rakk yoruñu fa ay sœur yoruñu fa ay bàjjen yoruñu fa ay nijaay quoi waa Pastef rek ñoom ñooy patriotes yi patriotes mais mun leen est-ce que mun ngeen jël seen benn minute seen temps ngeen dem ngeen ubbi dictionnaire bi ngeen xool lan mooy patriote parole boobu lan lay signifier voilà bu ngeen fa paree ngeen ñëw ngeen explique ma yow mi ne patriote nga lan nga ma gën a bëgg ci Sénégal lan nga def Sénégal lu ma deful lan nga foo mën a def loo xam man yéenewuma ko Sénégal pour def ko fa ba tax nga ne yow yaay patriote bi man je suis rien quoi lu tax ngeen di wooye seen bopp ñun ñuy patriote yi ñeneen ñi ay imbécile lañ duñ dara yéen a bëgg Sénégal et vous ne foutez rien pour le Sénégal parce que ñi yuuxu fii gisuma ci kenn ku def dara ci Sénégal zéro ñi ngeen di considérer ñoo dul dara duñ ay patriote ñoom ñooy def Sénégal boo leen demee Sénégal yéen patriote ñoom ñoo leen di taxaw di leen dimbali ñoom ñoo fa nekk dimbali seen njaboot gee voilà donc na ngeen calculer waat bala ngeen di wax ngeen xalaat lan mooy patriotisme lan mooy patriote ngeen dem xool parole bi lan lay signifier bu boobaa da ngeen dellu si waat xam ne ay sénégalais ngeen comme ñëpp ni ngeen bëgge Sénégal la ko ñëpp bëggee buñ sañoon Sénégal day mel ne New York wala mel ne Paris ni nga ko bëggee Sonko bëggee ko noonu laa ko bëggee Macky Sall bëggee ko keneen bëggee ko kon côté boobu na ngeen ci réfléchiraat waaw. donc Macky Sall am na droit mu ne la gis nga sama réew ni ngeen di nekk seen réew yooyu Amérique Italie Espagne France bala ngay dugg fii réew mu ko décidé danga may indil test bu ma won que ne yow yoroo coronavirus bi parce que loolu rek moo mën a yóbbu cas yi Sénégal à zéro mooy bloqué lépp luy jóge ci diaspora bi dugg ci Sénégal gannaaw ñoom ay affaire 40,000 ak yooyu la ñuy xool lu ko mën a fermer yóbbu Sénégal à zéro cas mooy aéroport ba nga bloqué ko bateau yi fa ñuy jaar nga bloqué leen képp ku fay dugg na nga am test boobu boo ko amul di lay jël yaag sa passeport sénégalais ñu takkal la li nga yor am nga séjour fa nga jóge woon nga dellu fa muy leer wax du neex de amul ay neexal ak ay rafetal amu ci danga ko war a nangu par force voilà parce que yow sa famille ba nga yor sa jabar jaak sa ndey jaak sa baay baak sa bàjjan ak sa nijaay ni ma leen ko waxee tànn gannaaw respecté wole na yow da nga bëgg a jële fu la neex dem fu la neex loo yenu koo yendal koo fanaanal feebar boo yor ak boo yorul nga ñëw dugg Sénégal daal yow indi ko fa du yow sa bu doon sa famille boobu lay yem kese benn affaire la mais da nga génn sa famille boobu ñoo ñu génn ñu dem ñu lor yeneen famille yi ñu dëkkal man mii ma yóbbu ko fa dem nuyu ji ñee wàll leen ko ñooñu wàll ko ñeneen
cas yi bari Sénégal ñu naan Macky Sall géré wul comme ni ko seen leader Sonko di waxee coronavirus bi Sénégal deuxième ci àdduna bi décision yu am importance yu dëgër moo tax ñu àgg foofu bu ñu leen déglu woon di xool lu leen neex duñ fa àgg mesure bi ñu mujj jël nag ku dul naa fekk ci yéen war na ko nangu parce que Macky Sall ma ngay protéger sa famille yow mi ne patriote nga ñeneen ñi ay imbécile la ñu dara Macky ma ngi lay protéger sa famille parce que man bu ma jógee ma ne cëpp ca jas bee bu ma defee test fii positif du ma départ sama billet avion jaral la moo perte ko mais pour bañ a perte billet boobu jaral na ma ne damay dem wut tous les moyens pour dugg Sénégal yóbbu ko sama famille boobu wàll ko sa famille wàll sa famille boobu wàll ko famille kee ëllëg ngeen di xas Macky Sall déedéet il a bien fait voilà nañ koy xoolee côté boobu da ngeen di réfléchir léeg-léeg bañ a égoïste voilà ñu dellusiwaat ci affaire carte yeeg yooyu carte électeur non du mu wax carte électeur c'est autre chose parce que sénégalais bu ne am nga ci droit carte de membre ci parti bi nga bokk man da ngeen dégg maa leen man je fais pas part de l'APR comme ni ma déggee ñoo xam ne nañ duñ Pastef amuñu carte ba man duma am carte APR man mi wutuma ko man maay jël beneen golo jóge fee di lajal ay xaalis ñëw di jël ay link di ma ko jox man may jaarale fi pour jaarale Pastef APR je le ferai pas parce que sinon daañ ma traité d'incohérence parce que bu dee man maa waroon jiitu ci am carte boobu voilà gis naa fii ne ñoo xam ne ñu ngi taxaw ñu ne ca Amérique naan dañuy dajale ay 5 millions de cartes jaayal ko parce que Sonko a besoin de 4 millions xawma 4 milliards Sonko ngeen di enrichir rien de plus bu dee 5 millions yooyu te doon ko sax jege parce que électeur vrai yi ña ngi ci Sénégal gay nekkuñu réseaux sociaux yi di yuuxoog di saaga ndey nit ñi voilà bu élection jotee ñoom ñoo yeewu dem ñooñu loolu lañ xam nekkuñu fii di seetaan live bu Xaadim Gueye ak live bu ma Samba ak ma Demba déedéet ñooñu lañ leen di réalité lañ leen tegal te bu ci kanamee dinaa commencé di leen tegal réalité yi Macky Sall la def Macky Sall 4 ans yi dinaa leen won li ma ko doon defee ci opération jant ba la mu defoon ca élection ya bala muy ñëw 2019 ngeen koy fasaat ña ko votel dañ leen tegal ma ñëw dolli leen ci loo xam ne ñi ngi ci diaspora bi ña ngi ca Sénégal man dañ ma doon woo xamuñu woon ne président Macky Sall def na lii ci Sénégal loolu moo tax ma ne communication bi dañ koy xool di ko tegaat ci yoon loolu mooy dëgg ga ñi ne fi di saageen tey yuuxu yu bari yeeg wone wu yu dul jeex ñooña bu élection jotee seen carte boobu kese lañ yor mais ñeneen ñi nekk di saaga ak def ay affaire kenn du ci dem dugalal carte Macky Sall duñ ko dugalal Sonko duñ ko dugalal Idi duñ ko dugalal kenn donc bu leen déglu yuuxu yu bari fii ngeen ne gannaaw yuuxu yu bari woon na ci YouTube beeg ci Facebook beeg affaire yooyu donc Sonko dafa war a gagner wala nangam déedéet mais yéen joxu leen nit joxu leen importance ñi nga xam ne ñi ngi Sénégal te nekkuñu amuñu connexion intéressé wu leen ñuy dugg ci Facebook di xool ay live wala déglu ñuy ànd ay Sonko ñuy ànd ak Macky Sall déedéet ñooña lañ gis Macky dem ba fekki leen won leen ko ñu gëm ne bu élection jotee yow la ñuy voter ñooñu ñoo am importance te ngeen di xool loolu di dund loolu voilà ma jóge foofu dellusiwaat njaxas la de képp koo xam ne jóge nga à partir du 22 octobre à minuit nga wàcc Sénégal test bi nga xam ne si moom lañ soxla PCR la tudd man bu ko laajte mooy bu bakkan bi boo ko amul li ngeen doon kaas naan dañuy dem fee yóbbu naa bii ñu ne baax na ak bii baaxul ak bee nangam bii lii ñii dañ la duñ la laaj dara daañ la téléphoné wala duñ la téléphoné daañ la woo duñ la woo jël leen yooyu yëpp ngeen def ko ca mbalit ma te xam ne à partir du 22 réew bi nga jóge ci diaspora bi test PCR bi moom lañ la laaj jëlal sigle bi nga dem ci fa nga xam ne si état ba nga jóge autorisé nañ leen muy laboratoire yu fa nekk ñu defal la test boobu jox la kayit bi te fexeel ba bu mat juróomi fan diggante fañ la ko defale jox la ko ak nga war a wàcc Sénégal bu mu romb ñeenti fan yooyu sinon
daañ la takkal yow yaak say valise ak say kaas ak bu la neexee nga ànd ak live ñu ne fi di yuuxoog lu leen neex zéro defal sa ay ca aéroport ba enregistré sa audio naan nañ ko partager ci groupe WhatsApp yeeg yëpp on s'en bat les couilles yaboo sénégalais yi sa kër doo fa dem asamaanu Sénégal see doo ko gis wax du neex dëgg du neex kaani la koo ko xëpp mu mer man bu leen ma meree safuma man right laa leen di wax lu may wax dama koy jëlee ci suuf si wóor tegal leen ko soo demee ba Sénégal nag Sénégal ñoom ñoo prétendre loolu pour nga dugg fa bis boo jógee Sénégal di ñibbisi parce que am na ñu ma ko laaj xoolal réew ma nga jëm ndax prétendre nañ li Sénégal prétendre déglu ma bu baax de su ma jógee Sénégal war a ñëw Italie sama agence de voyage samay information war ma est-ce que Italie nee nañ ma ku jógee Sénégal pour nga dugg Italie da ngay indi test sàngam buñ la ko waxee demal ca Sénégal am na institut yoo xam ne si mën nañ defal test bu nga def ko boo ñëwee Italie di fa dugg doo am problème exemple laa la jox voilà pour le moment li ma leen di wax mooy pour nga jógee Italie jógeel fu ne ci diaspora pour nga dugg Sénégal test bii ma la wax PCR bi moom ngay am yóbbu ko ca labo boo nekk ne leen boo leen waxee sigle bi rek ñoom daañu la defal test boobu certifié ko boo ñëwee Sénégal wàccal dafa naa ne pour nga embarquer sax daañu la ko laaj léegi ndax buñ ko deful compagnie aérienne boobu dañ koy Sénégal da koy sanctionné obligé ko mu jëlaat la dugal la fayal la billet bi delloo si la lee tax ma insiste ci lii parce que coow li mi ngi bëgg a bari dérangement yi mi ngi bëgg a bari discussion yi mi ngi bëgg a bari loo xam ne si seen ngëneel la parce que ki naan la sangul soxlawul dara lul sa ngëneel lu baax ci yow ku naan la sangul sa taar donc mu la bëgg man nii du ma jóge fii dem gis samay way jur gis sama famille te man mii leeruma ndax am naa feebar wala aw ma ko ndax maa ngi jóge foo xam ne deuxième vague bi ma nga fa et tout li ma leen doon wax ca février demuma woon daaw Sénégal dama ko renoncer parce que bëgguma woon a jël feebar bi dem Sénégal yóbbu ko fa te na ma leen ko waxee woon dafa naa ñu bare bind nañ ma ne ma grand tu avais raison bu ñu la déglu woon lii du fa am voilà gënuñu maa bëgg sama famille gënuñu maa namm Sénégal ni rien mais am na loo xam boo fa tolloo sacrifice boobu nag nga di ko def da nga ko war a defal sa njaboot defal ko njabootu ñeneen ñi parce que bu ma loree sama njaboot di yem ci man kese day dem ci njabootu jàmbur mu law ca Sénégal voilà opposition bi mën ko dundee président kat réglé wul affaire bi géré wul affaire bi kooku yéen a ngay tooñ parce que am na loo xam bu fa tolloo comme feebar bu mel nii opposition ak li nga xam ne si mooy pouvoir dañoo war a ànd képp ku ci am idée bu nice nga def ko parce que bu dee yow patriote nga tu veux le bien des Sénégalais loolu moo war a nekk sa priorité sa bul xool li nga xam moo la yóbbu ca palais ba wala ëllëg lii naa ko utiliser pour yàqal ki nga xam ne si moo toog ci réew ma pour que mu mën a ñëw jaxase kook àdduna bi loolu mënul a fonctionner parce que bu dara moyen rek mu won la ko waaw Macky Sall ak gouvernement c'est pas parce que je suis avec lui mais àdduna dañ ko wone ñu wax ko ci presse internationale bi organe yëpp ñu reconnaître ko Sénégal ni mu ko gérer te gis nga décision bi mu jël wóor na la yow ñu ngi doon enregistrer ay 90 cas importés par jour Sénégal ci biir ñuy xool ay 14 cas par jour xam nga ne bu ñu bàyyee 90 par jour kooku mooy feebar bi gën a ñëw di fa law buñ tëjee nii nag da nga gis 14 yooyu doon am par jour daañ ko mën di leen isoler ba yóbbu Sénégal à zéro kooku bu ko defee sauvé na boppam sauvé na sa famille yow muy xool yow muy patriote naan yaay espèce patriote laa wax yaakaar ne yéen rek yéen a bëgg Sénégal ak sénégalais yi ngeen jànge jo parce que sauvé na seen famille yéen tamit voilà donc bala muy gën a gudd tey moom dama doon improviser nii rek bu ci paree nag fi ma leen tëjee rek leen tàggoo dama leen tegal kan mooy président Macky Sall voilà ñu bare xamuñu ko woon ñu bare ñi ngi focaliser wu ci ay troisième mandat ak affaire yi am ay Guinée toutes ces choses da ngeen war a xam ne Macky Sall dafa nekk leader politique boo xam dañ il est considéré en Afrique président yi ngeen di nommé yëpp bis bu amee njiit moom la ñuy jël ñu gisal ko loolu nag dafa waroon nekk honneur u sénégalais bu nekk bu leen ko def affaire u iñaan waaw di sëkk jëf nañ wolof nee na gis nga suul ker du ko tere feeñ voilà yi ngeen di wax yéen a nekk fi def seen ay débat politique ay troisième mandat quatrième mais bàyyi leen Macky Sall ñeenti at yi mu liggéey waaw
Macky Sall ñeenti at yi bu ko liggéey na mu ko war a liggéey bàyyi leen Sénégal en 2024 ah teg leen fa Sonko teg leen fa Idi teg leen fa ku leen neex balaa 2029 il est jeune. Macky Sall bokkul ak président Guinée bi nga xam ne am na 82 ans il est jeune 5 ans mi ngi mel na gis nga juróomi atam yi gis nga nu muy gaawee yéen a ngi ni yàkkamti ko pour yéen am na ñoo xam déjà jeex na. donc pourquoi pas mu mën a toog jël benn vacance am xam nga 5 ans xam nga ñëw bàyyi Sénégal àggale yi ay terre beeg yi yëpp mu terminer créé leen ko ban président moo fa mën a ñëw def fa ci juróomi at li nga xam ne def na fa ceer ba sax du ko def kooku donc 2029 bu ñëwaatoon toog dañ ko yàkkamti ci la ñuy gën a xam valeur lan la Macky Sall liggéeyoon parce que nit ki bala nga koy xam mu woon la ginnaaw voilà. yéen a ngi ni tey di jooy am na ñoo xam ñu ngi jooy Ablaye Wade ñi ña ngay jooy ay Senghor yu kenn xamut ay Abdou Diouf te pourtant yéen a doon rey seen bopp fii Macky Sall bu leen wonee gannaaw juróomi at da ngeen ko nam mu ñëw dañ ñëw daan ko joxaat réew mi à 70 wala 80%. donc nañ def attention voilà te ñii di jaay ay dañuy jaay ay carte Sonko ay carte APR ay Pastef yi ay 5000 bu ko amee Macky Sall dana daw avant Macky Sall du bouger fa mu nekk. ka koy yëngal du Ousmane Sonko mii kooku dafa war a leer voilà normal leen bu leen di jaay seen ay carte membre ngeen def ko mais ngeen teg ko ci yoon mais ay sàcc yu mel ay ak Akhenaton ak ay Mame Sène ak gis ngeen ko bañ leen jaxasee gis nga lañ wax ñoo France lañ nekk ak ñun fii Amérique buñ la triandé Amérique France bu subaa ñu triandé la fee triandé la fële kan moo ci perte Pastef yeewu leen bu leen amee loo leen di wax jël leen ñi leen représenté ci réseaux sociaux yi gannaaw loolu ngeen di dundee ñi nga xam ne vraiment ñoo ngi leen reyante pour yéen ngeen jox leen pouvoir boobu mais ay golo yoo xam ay sàcc la ñu tekkiwul dara ne ca France gee tekkiwuñ tous ngeen jox leen ko ñëw di rey nit ñi fii ay dañ génnee Macky Sall ci li Macky Sall da ngeen mën a yëngal ay dàllam sax peace and love Khadim Gueye Tebel tudd soo ko defloon na nga ci bindu ànd ak yar ak teggin nag laa la wax sinon chaîne bi soxlawu mu la fii moo bëggoon mbalit heure bi romb na 100 000 abonnés li may dindi fii xamoo nu mu toll seen abonnement ak yëpp laay bokk de paqueté bëgguma dégg seen wax bëgguma lire seen ay commentaires ku ci ànd ak Sonko ak idée ku la neex boo amee sa yar ak ay teggin sama frère nga bindal ma fii loo xam ne si dinaa ci jàng yow nga jàng ci man loolu laa gëm waaye toog fi naan maa dàq saagaat maa lii danga dem nga saaga sa yaay wala sa baay wala fu nga dëkk fii doo ko fi saagaat ci chaîne bii dafa war a leer publicité bi mu leen koy waxee nag kooku ci sote mere naa la peace and love ba ci fan yi xam nga fu leen xaataj xam ngeen ko de fii la leen raxas loxo yi di sol masque yi te xam ne ki naan la sangul sa tar dong la bëgg Sénégal ge lii fa Macky Sall jël na ngeen ko respecté foo jóge ci diaspora bi demal nga test boobu boo wàccee Sénégal doo fa am benn problème da nga dem sa kër da nga ñu état bi dañ tranquille sa waa kër dañ tranquille yow di nga tranquille parce que man kat bu ma sañoon xam ne bu ma demee mën a jox sama yaay loxo sama jabar loxo sama doom loxo samay frère samay sœur defe naa loolu mooy li gën a jekk donc nañ ci góorgóorlu ñu taxaw ci ñun ñëpp ba ci fan yi incha allah rabbi jeex na fii laa amoon lu ma leen di wax tey ci njaxas bi quoi voilà tey moom njaxasu Baye Fall lañ ko def peace and love ki leen bëgg ci laa bokk de waaw. xam Sénégal waaye tamit ku ubbeeku ku humble waaw loolu mun nañ ko wax ci président Macky Sall ci façon liggéeyam ci management am aussi benn force de caractère la am mooy ku mën a jox cër ay collaborateurs am la. ku mën a respecter doomu aadama ku bëgg liggéey aussi dëgg yàlla liggéey moom amu ci noppalu ñi ko jege ñëpp moom bu ñu waxalee seen dëgg rek xam ne amul guddi amul bëccëg mun ngeen nekk di tourner ba 3 heures du matin 7 heures 8 heures 9 heures moom moo leen di yéene leen acca kaay leen ñu continuer te liggéey moom aussi lépp lu muy def boo ko andilee liggéey dana ko bàyyi xel bu baax a baax a baax léeg-léeg nga gis mu sonn waaye bu xoolee gis ne yow yaa ngi koy indil liggéey rek bu résister tuuti rek dootu ko mën a tee muñ parce que il faut que bu xëccaat parapheur yi commencé ci liggéey bi donc vraiment ku bëgg liggéey la ku ko mën la aussi ku koy jox àq la parce que liggéey aussi dañ ko war a jox àq koy jox temps am la mais aussi wax dëgg yàlla ku mën a collaborer c'est-à-dire nit ku nekk yàlla may na ko loo xam ne
ñi muy liggéeyal ñëpp mën na xool kii lan laa mën a jël ci moom kii lan laa mën a jël ci moom kii lan laa mën a jël ci moom te management nag loolu daf ci am solo mais ku am management affectif la aussi maanaam du brutaliser ay collaborateurs du leen gëdd parce que moom melul noonu waaye ku waxal yàlla na xam ne homme d'état la parce que fi mu jaar ak fi mu jeexale ak nam ca jeexale ak na mu continuer posture bi mu yore discrétion d'abord parce que homme d'état loolu daf ci am solo c'est-à-dire mu waroon noonoo nit ba di génn ay secret d'état parce que état nag moo nekk au-dessus de tout le monde donc loolu aussi lu ñu mën a wax ci moom la te loolu ñëpp xam nañ ko du wax bu ñaaw même bu d'accordul dina ko wane parce que am na fermeté bi ak fulla pour wane na d'accorduma ci lii waaye doo gis aussi mu dépassé nag borne rek am na esprit d'ouverture am na humilité maanaam pour nga jële ko ci position am bu dee am nga ay argument dëgg-dëgg loolu du jafe mais na nga ko wax nag loo xam ne nii convaincre na ko na nga ko wax loo xam ne nii aussi dal na xelam bu ko defee da koy boole ak xam-xamam jëfee ko léeg-léeg sax nga conseiller ko mbir wala léeg-léeg conseil yi liggéey ak moom conseiller ko mbir jàpp ne peut-être déggul lim leen wax mais bu doxalee rek di nga xam ne kii kat ndeket li ma ko doon wax bàyyi na ko xel loolu lu am solo la. Macky Sall en privé c'est un homme normal je veux dire que c'est vrai que boo koy xool nii il est tellement attaché aux valeurs de la République et à l'État que da ngay ne sax nit ku sévère la da ngay ne nit ku dul ree la da ngay ne nit ku amul yërmande la da ngay ne moo tax souvent ñi ko xamul dañ koy wooyee ñàngal mais non posture homme d'État bi ak sens des responsabilités bi mu am ci yëf yi moo tax du ko foye moo tax ñun dañuy am sax ay difficultés léeg-léeg surtout ñi nga xam dañuy xaw a accès seen yëf ci ay communication Macky Sall c'est pas un produit boo xam ne da nga koy def loolu ko neex. ku baax mbaa xam nga ni coronavirus bii nekk sunu biir réew faat na lu ëpp 2 junni doomu aadama ci àdduna bi virus baa ngi law sunu biir dëkk te kenn mënu ko teg bët bokk na ci lu koy taxalaw lu mel ni joxe loxo sëqët buy wàlle jëfandikoo luy wàlle virus bii di corona ci mbedd mi rek nga ko mën a foree dugal ko si biir kër kon toogal sa kër ngir feebar bii bañ a law